asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen jàmm seen xibaaru digg bëccëg yi jéggalu ci yéex gee tàmbali li ko waral xam ngeen ko mooy neexal gi waa Sénégal ak njiitu réewam doon neexal gone yi gën a xarañ ci njàng meek njàngale mi ñu koy wax concours général ren mu amee comme ni ngeen ko gisee sànq en direct ci télévision Futurs Médias fële ca centre de conférence Abdou Diouf ca Diamniadio danañ fa dem ànd fa ak Fati Dieng wàllu njàng ak njàngale lu toll ci fukk ak ñeenti ndongo daara ya doon tricher ca BFM ba ca Ndar tey ji nag la leen yóbbu woon ca tribunal doon leen att loolu it den ci ànd ak Ousseynou Diop suñu naataange beneen ponk wàllu politique la xibaar bi TFM jox leen ko conseil constitutionnel neenal na rek càkkuteefu kujje gi nga xamante ni bëggoon nañ rek modification article L 78 bu code électoral bi daal ñoom bëggun woon ñu daal di koy defante conseil constitutionnel dafa mel ni ànd na ci ak waa Sénat ak ministère de l'intérieur kon bu demee ba bisab voté fanweeri fan ci weeru juillet comme mu neex nga tànn juróomi bulletin wala lu ko ëpp ngir mën ko voté ndax conseil bi nee na loolu méngoo na ak constitution bi te tamit salfaañe wut li naan secret de vote doon ko càmbar bu ngeen taaxirloo ñaatal xibaar yi. dem rek ca Diamniadio Fati Dieng sànq ba léegi ak soxna Assou Mbène Thioub yéen ak ñuy dégtal remise prix concours général lu toll nag ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti ndongo daara neexal na leen fa luñ ca mën a jàpp ndax gis nañ njiitu réew mi it yëkkati fa ay kàddu Fati. Chérif Dia ginnaaw bi ma la fayee nulu téléspectateurs yu télévision Futurs Médias ni nga ko waxee noonu la 137 lañu nag téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci ay ndongo daal di am 148 distinction njiitu réew bu Sénégal nag président Macky Sall Chérif ay kàddoom liñ ci gën a mën a ràññee mooy jafe-jafe bi nga xam ne amoon na si fuite bi ak si bac bi ak tricherie bi nga xam ne am na si BFM njiitu réew bu Sénégal ne jàngalekat yi wala itam ndongo yi nga xam ne dugal nañ ci seen i loxo ñooñu dañuy rusloo maanaam dañoo bëgg gàkkal jàng ak jàngale njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall ne itam jàngalekat bu demee bañ koy tudd ci ay fuiti bac kooku amatul place am ci système éducatif bi leneen itam lim ci wax ne amul baale amul saral képp koo xam ne na tax nga ci daañu la teg daan yi war waaye itam njiitu réew bu Sénégal nee na loolu warul tax ñu yëkkati ay kaat naan suñu bac bi dafa gàkkaak yu ni mel ndax ñooñu dañoo amoon yéene yàq waaye loolu mujjul antu ndaxte itam jàpp nañ leen ca damu waree moom président Macky Sall muy ñaaxaat gone yi li mu gën a waxaat itam ne jàng ak jàngale mi ngi sàkku ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk nee na ñu gën a sécuriser li nga xam ne moom mooy épreuve yi moo xam bac moo xam BFM moo xam itam concours général moom président Macky Sall itam mu yëkkatiwaat ay kaddu xam nga Chérif ren philosophie niñ koy defee saa su nekk amul prix philosophie moom nag li mu wax rek mooy dès début second cycle bi ñu jël li nga xam ne moom mooy philosophie ñu commencé ko ci classe yi maanaam classe de seconde ak première ndax loolu dina tax li ñu naan philosophie matière nouvelle la moo tax xale yi duñ ci xarañ mu ne loolu la bëgg ñu xeex ko ba mu dañ loolu daal Chérif mun nañu ci gàttal mun nañ jàpp lu mel noonu ne njiitu réew bu Sénégal président Macky Sall yëkkati na ay kàddu ne nañ indi saafara ci jafe-jafe bi nga xam ne am nañ ko ci wàllum fuite ak lu ni mel télévision Futurs Médias ci suba ba léegi ñu nekkoon fii si Grand Théâtre ànd ak équipe technique bu xarañ bi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu gannaaw di liggéey bu rafet Chérif centre Abdou Diouf autant pour moi Diamniadio yéen nga fa nekkoon équipe technique baag yaak soxna Assou Mbène Thioub ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci liggéey bu am solo bi ngeen liggéey ci suba ba léegi foofa ca centre de conférence internationale bu Abdou Diouf ca Diamniadio dañuy des ba léegi rek ci njàng meek njàngale mi njiitu réew wax na ko maanaam tappale yin ci nemmee ko kii njuuj njaaj amoon na nag ca BFM ba ca Ndar ba taxoon rek lu toll ci fukk ak ñeenti candidat yoon daal di leen doon teg loxo ba ni amal boobee BFM ñoom nag tey yóbboon na leen ca tribunal grande instance bu Saint-Louis ngir àtte leen ñu leen toppee nag mbiram tricherie ak ñu ni mel loolu nag tribunal bi moom moo ko amal muy flagrant délit boo xamante ni tax na rek foofa ca Ndar Géej ñoom it ak seeni njaboot teewoon fa ngir gunge leen ci lu ni mel ndax yoon dafa bëgg rek lu ni mel bañ a amati ndax liñ ko nemmeeku bari na buñ sukkandikoo ca kilifa yi ngeen fi doon seetaan boobu ba léegi nag mooy ñoom candidat yi dañoo dugaloon ay téléphone ca centre d'examen yi photo épreuve yi yónnee ko ci WhatsApp ñi nga xamante ni ñoo doon jëflanteeg ñoom ci lu ni mel dinañ ci ànd ak Ousseynou Diop bu jokkoo bi yembee
ñu delsi ci mbiram politique maa ngi leen ko doon wax sànq xibaar bu leen TFM mën a eggee muy conseil constitutionnel ginnaaw bi que opposition bi saisiré bin rek adopté loi organique bi nga xamante ni moom moo tax ñu mën a indil ay coppite ci lii di code électoral bi di article L78 kilifa yi nag ban ko yóbboo mooy rek ngir gaawal élection yi moom moo taxoon ñu amal ko ku jóge àndoon ci woon loolu moom moo tax ñu daal di rek saisir conseil constitutionnel ëttu attekaay bi nag moom it génnee na dogalam bi dogal bi génnee nag lim xamle mooy wute na ak li opposition bi gis ndax ñoom jàpp nañ ni bu dee nag protocole bu CEDEAO wala ñoom conseil constitutionnel mbir mi soxalu leen bu dee it secret vote bi ne da koo salfaañi nee na loolu amut bu fekkente ni lu soxal violation constitution bi it bu sukkandikoo ci ëttu attekaay bi nee na loolu lépp daal amul ba tax na rek ñoom kon ni naan débouté nañ opposition bi kon mu mel nii kon bu nekkee ca bisab vote ba dinañ rek mën a jëfandikoo li maanaam électeur bi bu duggee ci mbañ gàcce gi su ko neexee ginnaaw bi mu tànnee juróomi bulletin ci juróomi bulletin yooyu nag mën na caa tànn beneen ngir votel ku ko neex ndax lim ci jublu buñ sukkandikoo ci attekaay yi mooy Sénégalais yu gën a bëri nun gën a bëree mën a voté wante tamit rek secret de vote bi ne bi opposition bi ne da koy violer loolu it ñoom jàpp na ni daal loolu amut dinañ ci del si jàngat ko wante tamit am na ay réaction yoo xamante ni par téléphone dinañ ko am ku mel ni Mamadou Lamine Diallo nekk député bokkoon na ci ñaar fukki député yi nga xamante ni ñoom ñoo saisiroon conseil constitutionnel bu dee nag ñi nekk ci pouvoir bi maître Ousmane Seye nekk avocat bokk ci benn bokk yaakaar nekkoon seen mandataire moom tamit dina addu rek ci décision conseil constitutionnel bi may fàttali ne kon weddina rek daal di neenal kon ñu daal di ànd sax njàngat mi nga xamante ni def nañ ko ci loolu élément bi pare na. conseil constitutionnel joxe na dogalam ginnaaw rek bi ko député yi nekk ci opposition ba ci assemblée nationale saisiré ngir mu daal di rek addu ci loi organique numéro 22 2017 bi indi ay coppite ci article L78 bu code électoral. ñoom nag neenal nan càkkute fu kujje gi mu mel ni kon bisu fanweeri fan ci weeru juillet élection législative yi Sénégal bu mu neex nga tànn gën gaa néew juróomi bulletin de vote ngir nga tànn ca bu la neex ñoom waa conseil constitutionnel ñi ngi joxe dogal bi nag ginnaaw bi ñu dajee fukki fan ak juróom-ñett argument bi kujje gi njëkk a joxe mooy bii loi day rek salfaañe protocole additionnel bu CEDEAO ñoom ku jégi ak seeni avocat ñu daal di woon sukkandiku rek ci article 98 bu constitution nga xamante ni nee nan may na conseil constitutionnel mu daal di ciy àddu wante ci loolu ñoom 7 sages yi tontu nañ ci jàpp nañ ni rek ne seen ëttu attekaay bi bi ñu sukkandikoo ci article 78 bu constitution mayu leen ñu méngale sartiin xaatim bitim réew ak tamit yooyee accord ginnaaw loolu ñaar fukki député yi nga xamante ni ñoom ñoo signé requête bi liñ sàkk woon it mooy ñu daal di neenal loi bi ndax dañoo jàpp ni loi bi dafa salfaañe constitution bi wante tamit secret vote loolu it conseil constitutionnel indi na ci ay tontu nee na loi bi li tax ñu jëfe ko mooy day gaaw a lekk lii di élection yi ndax liste yi bari yi te tamit buñ sukkandikoo ba léegi ci conseil constitutionnel dina tax sénégalais yi nga xamante ni daal bindu nañ ñu mën a voté nam gën a baree ñoom juróom-ñaari àttekat yi nee nañ article L78 bi ñu ko xaatimee léegi salfaa ñëwut benn yoon li naan secret de vote te tamit électeur bi bu tànnee juróomi bulletin néew gën gaa néew wala lu ko ëpp it duñ xam kan la voteel buñ sukkandikoo nag ci juróom-ñaari àttekat yi nekk ci conseil constitutionnel nee nañ article L78 bu code électoral ni ko xaatimee léegi dafa jox rek électeur bi choix boo xamante ni mën na koo may mu daal di def tànneef gi noonu. ci noonu ñi ngi ci ligne bi ak kenn ci député yi nga xamante ni bokk nañ ci kujje gi te ñoom it saisiroon conseil constitutionnel Mamadou Lamine Diallo bokk ci coalition gagnante Wattu Sénégal sëñ Diallo yaa ngi ci campagne bi xam naa ni jot nga ci décision conseil constitutionnel bi ban commentaire nga ciy indi. waaw décision bi de ñun bett nañu parce que yaakaaroon nañ ne dëgg-dëgg mbir mu droit lay conseil constitutionnel bi di àtte soo xoolee article 3 de la constitution nee na le suffrage universel et secret jàpp nañ ne soo waxee nit ki avant dafa doon jël tous les bulletins te loolu xeex la woon fii ci Sénégal ba code 92 bi nangu ko jël tous les bulletins nga dem ci benn isoloir tànn ci benn dugal ko ci enveloppe ñun jàpp nañ ne Sénégalais yëpp jàppoon na ne loolu mooy secret du vote su nekkee léegi da ngay tànn juróom d'ailleurs lu tax juróom lu tax du nag ñeent wala du nekk juróom benn ñoom juróom nañ tànn
ça veut dire que ñeneen ñoo tànn ñoom wóor nañ leen ñooñu doo leen woteel donc le secret du vote mooy jàpp nañ ne kenn warul xam koo woteel mais kenn warul tamit xam koo woteelul loolu moo doon suñu argumentation ñu yokk ci ne effectivement protocole CEDEAO bi la mu wax sur une large majorité des acteurs loolu gouvernement bi amu ko dafa créer ay liste boppam ne ñooñu la àndal ne ñooñu ñoo ci d'accord. sëñ Diallo loolu boo xoolee décision bi ñoom motivé nañ ko ci loolu parce que nee nañ ñoom duñ def xàjj ak seen ci ñi war bokk ñëpp lañ yemale muy kujje gi pour tontu leen bu dee protocole CEDEAO bi it jàpp na ni ñoom du seen maqaamu ñu àtte ji xëy na beneen juridiction ngeen waroon a saisir. waaw man daal nañu àtte droit bi moom xam naa ne ñu xam droit Sénégal di ko jàng ñoom dinañ ci sukkandiku mais dinañ ko étudier dinañ xam ne ni lii doy na waar conseil constitutionnel bi daal moom. atem bi ñun doy na waar ci ñun en tout cas lu ñu ñoo effectivement def recours bi nee nañu ñoom ànduñu ak ñun gouvernement bi nañu àndal terewul de toute façon ñun suñu xeex pour démocratie Sénégal doy na jëm kanam. mais xeex bi laa bëggoon laaj carte d'électeur yi d'abord xam nga awaa ngay ne naam nga ne fa. waaw awaa ngay choisir 5 bulletins day tax da ngay am say carte d'électeur ak sa carte d'identité biométrique. mais fu ñu toll nii soo xoolee sénégalais ñu jàpp na ne ñetti sénégalais boo jël kenn ki moo am carte d'électeur donc xeex boobu ñu ngi ci moo tax président Wade woote le 25 nee nañu la des places de l'indépendance dem jàkkaarloog ministre de l'intérieur bi ne ko mu jox ni suñu ay carte sant ak ñi ngi lay sant di la gërëm Mamadou Lamine Diallo ci réaction boobu nga indi rek ci dogalu conseil constitutionnel bi dinañ ci amaat keneen koo xamante ni mi ngi ci nguur gi di maître Ousmane Seye moom bokkoon na ci mandataire waa coalition Benno Bokk Yaakaar ginnaaw bi conseil constitutionnel daal di neenalee càkkutéefu ku jégi jëm ci juróomi bulletin yi ne léegi kum neex nga jël gën gaanu yooyee juróomi bulletin ci ñeent fukk ak juróom-ñaar yi ngir vote bi gën a gaaw jàpp na nekk buñ sukkandiku ci boobee décision kon ñoom violé wuñ benn yoon di secret de vote ak constitution bi balaa rek maître Ousmane Seye di addu mën nañu wax it ci leneen ci campagne beeg fitna gin fi nemmeeku ku mel ni Ousmane Sonko moom mi ngi sàkku ci ndaw yi rek ñu bañ ñoom homme politique yi di leen manipuler ndax xëy na fit gi ñu ngi may wax ne maître Ousmane Seye mi ngi ci ligne maître ginnaaw bi ma la nuyoo yow tamit lire nga décision wu conseil constitutionnel loo ciy réagir. waaw li ma ciy réagir mooy conseil constitutionnel wax dëgg yàlla décision. bu mucc ayib la rendre bi ko opposition bi demandé ne ko mu annulé article 78 bu code électoral bi nga xam ne moo permettre ci woti élection yi ñu jëm électeur bu ñëw mu jël au minimum 5 bulletins pour dem wote ji parce que li ko opposition bi doon laaj mooy mu xool ndax loolu la ñuy wax protocole CEDEAO bi ne woon bu ñu demee ba nga xam ne jub nañ juróom benn weer ci ay élection kenn warul modifier élection yi loolu nag convention la maanaam li ñu doon laaj constitutionnel ci ñun juriste ni ñu koy laaj mooy le contrôle de la conventionnalité mooy seet ndax conseil constitutionnel mun na xool ndax convention boo xam ne Sénégal defaru ko mais c'est une convention internationale elle est conforme avec une loi sénégalaise loolu le conseil constitutionnel bu lu ci wax sauf bu fekkee ne convention boobu suñ constitution prévoir na or le protocole de la CEDEAO nekkul ci préambule constitution Sénégal noo tax conseil constitutionnel kantal leen ne loolu mënu ko contrôler parce que protocole CEDEAO nekkul ci constitution Sénégal ñaareel bi ñu ne jël juróomi bulletin dafay violer le secret du vote conseil constitutionnel ne leen déedéet parce que législateur bi du muy wote dafa ne ku ñëw di wote ji di nga jël au moins juróomi bulletin soog a dugg ci isolateur bi juróomi bulletin yooyu tax na ba kenn du xam ki nga woteel man ci man sax juróomi bulletin yooyu ëpp na man bu doon man la ci ñaari bulletin laa koy yemale parce que boo xoolee élection présidentielle deuxième tour ñaari candidat lay ab te électeur buy wote ci ñaari bulletin lay jël te du tere kenn du xam ku mu woteel donc parce que damay wax ne secret du vote du pour seet koo woteelul mais ki nga woteel la ñuy wax ne bu ko kenn xam te boo jëlee juróomi bulletin kenn du xam ki nga woteel mieux loi bi ayul ci jël 47 bulletins bu la neexee nga jël 47 bulletins mais dañ ne au minimum na nga jël juróomi bulletin donc ñu xam ne saisine boobu opposition defoon tegu ko ci yoon tegu ko ci dara te peuple Sénégal bi yépp dañ ànd mais comme am na ay candidats yu bëri ba mat 47 candidats am 47 bulletins vraiment teg coono la nit ñi ku ñëw ci bureau de vote bi di tànn 47 bulletins pour woteel kenn
moo tax juróom yooyu ñu koy yemale ñëpp ci d'accord sauf opposition bi tey nag maa ngi vraiment rafetlu décision boobu nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko ba pare teg ko ci yoon. jërëjëf ñu ngi koy sant di ko gërëm moom maître Ousmane Seye mi ngi bokk ci mouvance présidentielle bokkoon it ci mandataire u Benno Bokk Yaakaar yi jëm rek ci processus électoral beeg waxtaan yi ci amoon kon loolu lañ mënoon a jàpp ci décision conseil constitutionnel bi nga xamante ni daal neenal na càkkutéefu ku jégi bëggoon ngir rek ñu daal di ñaawlu modification article L78 bu code électoral jëm ci juróomi bulletin yi ne léegi comme neex gën gaa néew bisu vote ba nga daal di koy tànn ñu daal di rek wax ci wàllu violence politique ba la ñoo dellusi ci njàng meek njàngale mi Ousmane Sonko daal di koy ñaawlu moom nag ma nga woon ca Louga la mu gën a wax rek mooy gone yi nga xamante ni ay ndaw lan te ñoom it réew mi yaakaar leen ñu bañ homme politique yi di leen manipuler ci loolu di leen ciy dellusiwaat Ousseynou Diop sànq jokkoo bi dafa xawutoon a yemb yaa ngi ca Ndar Géej doon ñu suivre procès lu toll ci fukk ak ñeenti doomu Sénégal yi nga xamante ni ay ndongo daara lan ñoom dañ doon tricher tey nag àttekat bi ban dogal la jël ci ñoom. waaw Chérif ni nga ko waxee rek noonu la ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy ci tribunal régional bu Saint-Louis jëm ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllug xale yi ñu tuumaaloon nii dañu leen doon tuumaal nii dañu doon def ay tricherie ci wàllug BFM bi xale yooyu nag fukk ak ñeent la léegi la ñu nekkoon ci kanamu àttekat bi ci kanamu àttekat bi nag daan nañ leen di déglu laaj leen tey jii nag président bi latewu leen benn yoon ndaxte bi ñu leen laajee ndax yéen a jot lu jëm ci wàllu sujet yi ñoom wax nañu bu baax ni li leen di toppee am na te itam sujet yi dañ ko corrigé ba pare jox leen ci seen i daal leen ci envoyé seen i portable par WhatsApp wala boog yeneen yoo xamante daal xeetu technologie la ci loolu nag la leen daal di jàjj bu baax dal seen i kaw wax leen daal ni li ñu def nekk na loo xamante ni day xotti orma xale yi waaye tamit xotti orma lu jëm ci wàllu njàng mi ki nga xamante ni mooy nag procureur bi daal dinay jël ni daal nañu tëj xale yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon corriger affaire yi di leen ko yónnee dañu leen tëj ci juróom-benni weer ci ñett yi dañ ko war a tëdd ci kaso bi ñi nga xamante ni nag ñooy candidat yi BFM yi te ñoom seeni bopp ñu jotoon seeni portable lu jëm ci wàllu sujet yi mu ni nañ leen tëj juróom-benni weer benn bi ñu tëdd ko ci kaso fi mu toll nii nag dañu daay def pause 30 minutes boo xamante ni bu ñu paree si la ñu war a joxe nag li nga xamante ni mooy verdict final bi. jërëjëf Ousseynou xam naa ci xibaaru ngoon yi di nga ci del si te nam gën a yaatoo mbokk yi ponk bu mujj ci xibaar yi nam gën a gàttee nag mooy li gën a fes ci yenn kaay yi ñu ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Pape Moussa Sonko Ndeye Gueye wala Papa Ndiaye Thiou am nañu concurrent ci pecc mi Mahammed Ibn Abdallah Dionne la tudd yëral xët mu njëkk l'Observateur Mahammed Dionne soppeeku na loolee la journal bi xëy bind ci xëtam mu njëkk Mahammed Ibn Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal tête de liste nationale coalition Benno Bokk Yaakaar l'Observateur nañu ni ñu ko xamee ak ni ñu koy gisee ci campagne bi du benn yeneen i fem la indi ci campagne bi yogg ak yot ja mu nekkee woon teg na ko ci suuf day wax ak nit ñi di leen dojje di leen discours di sànni xeer ay adversaire politique am ni mu soppee ko moom Dionne l'Observateur tax nañu ba muy campagne ba yegg ca Casamance fa la gën a feeñeen ndax gis nañu ko ci biir mbooloo mi mu nekk ci otom fecc ba sànjaay yaggaayu ba xolom sedd da nga koy xool rek gis ne moom PM na mu coincé woon nekk ci coincement bu rëy loolee génn na ca Moussa Diaw di professeur science politique ne waa l'Observateur loolee li ko waral moo di Dionne dafay soog a am yitte Ibou Sané di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu politique ne ñu virus politique bi moo ko dugg moo ko tax a ci kurmóot Mame Boye Diao bokk ci ñi ànd ak PM di campagne di leeralal waa l'Observateur li tax dëgg-dëgg Mahammed Ibn Abdallah Dionne fecc keroog ca Casamance Mame Boye Diao wala boog Diao Kolda responsable politique APR directeur des services régionaux impôts et domaines ne PM dafa yegg Casamance askan wi génn teeru ko di ko feccal ngir jàmmi Casamance moom it mu ànd ak ñoom di fecc ngir wan leen ne jàmmi Casamance maa leen ko gën a bëgg Diao Kolda yamu ca ndax jàngatal na defal bilan wàll Observateur lu jëm ci campagne bi Mahammed Ibn Abdallah Dionne di def jamono ji dem ca sax bay xam le ne ak li ñu gis ci campagne bi amuñu xel yaar ci ne Benno Bokk Yaakaar day gagné ñeent fukki département ak juróom yi nekk ci réew mi moom Mame Boye Diao ka mu àndal di campagne di Mahammed Ibn Abdallah Dionne direct info nañu ba mu demee Casamance daa solu dàllam dem seeti buur bu usu yi yéenekaay bi xëy ko boole ci xëtamu njëkk ak photo bu koy dëggal PM di fa nuyoo ak roi d'usu yi PM ak Abdoulaye Wade seen photo moo nekk ci xët mu njëkk enquête yéenekaay yi journal bi nañu blocage gi am ci processus électoral bi ci yaa ma nekk maane la ci la jëme gaañi maanaam contentieux Abdoulaye Wade ma ngay dànkaafu Macky Sall waa Benno Bokk
Bokk Yaakaar di ko tuumal moom Abdoulaye Wade ne dafa ànd ak ñenn ci opposition bi ngir saboter législatif yi Les Échos nañu Abdoulaye Wade woote na ab mars doxum ñaxtu talaata mu di mardi bii di ñëw ñëpp def doxum ñaxtu ba ministre intérieur ngir sàkku ñu jox leen seen identité te dox bi duñu ko yamale Ndakaaru rek fépp ci réew mi ak ci bitim réew marche national ak international mardi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet loolee la góor gi woote latir bi nañu wattu dellu na ca ndaala Abdoulaye Wade dellu na ca mbedd ya doxum ñaxtu la woote gaañi daje place de l'Indépendance dox ba ministère intérieur si ki mu leen gi ñu jox leen seen identité Vox Populi nañu keroog ba mu demee Dagana moom Abdoulaye Wade lu mu fa yekkul Macky Sall da ko fàtte nee na Macky Sall dafa tas suñu yaakaar xamul dara mi ngi yàq réew mi këré yi mu di cour répression enrichissement illicite Abdoulaye Wade ne kenn du ko fi jële li fekk yóbbuwuñ fa Macky Sall ba noppi mbooleem ñi mu jot a tëj kaso moom Macky Sall Abdoulaye Wade ne na ko leer ne mooy topp ca ñoom ci l'Observateur góor gi di Abdoulaye Wade nañu fa danañu amal doxub ñaxtu ba ministre intérieur wax leen ñu jox leen suñu identité libération nañu waa Benno Bokk Yaakaar nee nañu Abdoulaye Wade ay pexeem moo di ay élection législative ba ñu am ci réew mi njiitam di président Macky Sall moom la journal libération xëy jagleel xëtamu njëkk ay joyandi ak i jekk-jekkal moom lay waaj fan yii di ñëw ci yenn ci ministère ak i agence yu nekk ci réew mi libé nañu yi ko ci leer moo di ministère de l'énergie dafay dañ dootu amati ministère gaz ak pétrole lay doon léegi Senelec gi dañu koy soppi def ko holding boole kook Azer Bamba Fall wax na lu tojum réew bi leen journal Les Échos nee na ay xërëm yu ñuy def ci réew mi moo waral fii ci réew mi léegi nit ñi deewatuñu en détail en gros la ñuy dee ñu fekkaat ko ci laas moom Bamba Fall mu ne ñu fa Macky Sall li mu nekkee nii ay màggati socialiste ñoo ko xelal. Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf mbokk yéen jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ñu yam ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox daje ci kanam bu tàkkusaan jotee seen émission riiru campagne di leen bàyyi ak programme bi di leen ñaanal jàmm.